jërëjëf mbokk yi dal leen jàmm ci suñu jotaay fii ci télévision Futur Média ci suñu jotaay le point corona bu tey bëccëgu ñaar fukki fan ci weeru avril. ñu leen di xamal ni ñu koy defee bés bu ne waa Kër Docteur defati nañu situation bi xamle doomu jàngoro ji ci ñi nga xam ne jot na leen a dugg ci biir réew mi jot naa dugg ñetti téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar waaye li yàlla di def sant yàlla ñaari téeméer yi ak fanweer ak juróom jot nañoo wér ba ñibbi seen kër tey bu ñu koy natt téeméeri nit ak fanweer ak lu teg tuuti ñoo desee doomu jàngoro ji tey ñu ngi leen di toppatoo ci Kër Docteur diggante démb ak tey nag nattu am na ndax am na ñaari nit yu wàññeekooti ci dimanche bi am na ku ci ñàkk bakkanam ci altine ji ci fajar boori 5 heures du matin am na keneen koo xam ne moom it wàññeeku na ñu leen di ñaanal yàlla leeralal leen yoon wi te mu yem fi bañ koo romb ndax na table bi ak yeneen réew yi jarut ñu ciy sori yeneen réew yi ci àddina bi daanaka jàngoro ji ëpp na leen loxo boo xam ne nii yàlla nañu ump la ñu nekk ñoom yàlla nañu ump ndax xëy na suñu système de santé wax nañu ko waxati ko waa Kër Docteur ci boppam ñoo ci njëkk artu suñu système de santé attanul li xew feneen ndax na mu leen ëppee doole bu tegoo ci suñu kaw ba moytul noonu lay rombee yàlla nañu yàlla musal ba bu ñu yegg ci loolu waaye nag ci ñun la aaju ndax feebar bi toujours ñu wax leen ko li ciy musal nit ku ne mën na ko ku ne mënal na ko boppam waslu àq ci xeex bi góorgóorlu ci sax ci xëy na sañu ñu woon a njort ni Sénégal dañoo ñu dem ba jamono di jàngal nit ñi lu ñuy war a takkee masque ndax quand même yàgg nañu fay waxi masque naan masque mooy sauver nit ñi ci mujjanteel gi ndax masque bi ku ko sol doo yàbbi dara lu jëm ci keneen kon di nga sauver sa askan di nga sauver sa xeet di nga sauver ñi ngay dajeel ñépp ci bëccëg bi bu dee yitte moo la boole ak ñoom bu ko ku nekk defee bu ma nekkee ak nit ma sauver ko mu sauver ma kon kay ci mujjanteel gi sauver nañu ñun ñaar ñëpp texe nañu moo tax ñu war a sax ci masque yi démb ministère de l'intérieur jël na arrêté ne fépp foo xam ne nii mbooloo mënu faa ñàkk muy établissement recevant du public moo xam wàllu commerce la moo xam wàllu administration la wala moo xam barab boo xam ne nit ñi dañ ko yittewoo ministre de l'intérieur nee na ku fay dem takk masque rek mooy pexe te dañu la koo teg donc waratu leen a daje kenn tey ci marché ci centres commerciaux yi comme yi nga xam ne ni moo fi am léegi wala ci barab liggéeykaay yi administration te takkul masque te nag bu kenn kersawu gis ku takkul masque mu wax ko ndax nag léegi ci loolu lañ war a toll ndax da ngeen di xam ni yow mi takk masque yaay sauver ñeneen ñi nga nekkal kon ki takkul masque moo la nar a teg lor te loolu waaye bu ko kenn kersawu bu ngeen gisee fu ngeen nekk ci mbooloo di jënd mburu ci boulangerie bi ñëpp takk masque ba mu des kenn ne leen ko hey yaa ngi ñuy lor ndax waratuñ ci am kersa léegi foofu la ñu toll. masque yi nag bu ñu ciy wax tey wax dëgg fa yàlla gannaaw dogalu ministre de l'intérieur jël arrêté ne léegi teg nañu sol masque ñëpp war nañoo trouver masque xëy na waxuñu nag moom fu ñu koy jëlee waaye comme sénégalais yaa ngi débrouillé ku nekk di lijjanti masque di ko wut waaye xanaa nag ñiy jaay masque ñoom tamit war nañoo mën a am fulla bu toll nii boo yoree say masque di ko jaay ci mbedd mi bañ ki ñëw di waxaale ak yow ba naan la damay essayer ban moo ma jot wax dëgg fa yàlla masque yi li nga xam ne moom lañ ci njëkk a séentu mooy mu sell lu ñuy bañ mu nekk ci mooy doomu jàngoro waa léegi ki essayer masque ba noppi delloo la ko ne beneen lay jël masque ba mu la doole yow xam nga lu mu ci def xam nga lu mu ci bàyyi ba nga nar koo jaay keneen lor ko ngeen baal ma ci wax ji masque day lu intime la tey ndax li ñu ci jublu moo tax muy lu intime bu ñuy jël misaal mosoo leen a gis kenn ku dugg ci commerce ci boutique wala ci magasin di jënd slip naan ko damay essayer ba pare loolu moom xam nga ni xel nanguwu ko masque noonu la mel mosoo leen a gis fenn muy góor muy jigéen di dugg ci magasin di jënd slip wala loo xam ne nii lu intime la naan damay essayer ba noppi ñu ko koy nangul kon ñiy jaay masque yi tamit wax dëgg fa yàlla
kuy jënd bu xoolee lu yem ci bëtam mu doy ko mun naa jënd waaye nag may ma essayé delloo la ko jël beneen yow ba mu la delloo xamoo lu mu ci bàyyi ci lor ñu góorgóorlu ci am na loo xam ne nag waruñu ci woon yegg wax dëgg fa yàlla nag waaye dañuy faral di wax ñun Sénégal lu ñu dugg mu ëpp lii mu ngi bëgg a ëpp ndax pexey masque yi mën na doon yoonu loraange gi te loolu lu ñu war a moytu la ndax bu fi sësee ci pexe waruñu koo sànkal suñu bopp moo tax ci la ñuy waxtaanee tey ñi fi dalal ñoo xam ne wax dëgg fa yàlla yey nañu ci gindi ñu ci wàll boobu moo xam ñi bànqaasoo ci nguur gi la ndax boobu ba léegi ñu ngi ciy wax ni ñuy fexe ba masque yi am donte nag commandé wuñ yi nga xam ne nii mooy ci wàllu industrie ndax réewi àdduna bi yëpp a ngi koy xëccoo tey gis ngeen ko créé na sax ay incident diplomatique diggante ay état ak état ndax commandé say masque mu jaar ci pooru jàmbur ñu sëqatoo ko jox ko seeni nit am na fi du benn du ñaar donc tey comme amuñu pexey commandé ci masque yooyu ñu xool li nga xam ne nii moom la ñu mën moomal ko suñu bopp ñu doxal ko jëm na ci Sénégal kay kenn waru ñoo xanaa nag dàq ñaw masque ndax tailleur yi ñu am xarañ nañu xarañ boo xam ne war naa mën a nekk ba tax na tey ñu dalal fi vraiment monsieur le coordonnateur du mobilier national Saloum Ndiaye dalal jàmm. Ablaye Cissé dalal ñoo ngi lay nuyu di la sant di nuyu téléspectateur du Sénégal yëpp di profité ci occasion bi di jaale ñi nga xam ni ñoo ñàkk seen bakkan ci jàngoro ji di massawu aussi ñi nga xam ni ñoo ngi ci yàlla na leen yàlla jox wér di remercier à l'occasion aussi sunu personnel médical bi parce que gàcce ngalaama ñoom gis nañ jànq joxe nga situation adduna bi yëpp waaye ñëpp a ngi naw sunu xarañte médecine mu doon fierté bu mag ci doomu Sénégal yëpp. Saloum Ndiaye coordonnateur mobilier national bu ma ko waxee dafa bokk ci ministère de l'artisanat rek ci lu gàtt yeneen pàcc yi nga xam ne moom la ministre Dame Diop yor soxlawul ñu ciy ñëw ndax aajuwul ci loolu ministère de l'artisanat li tax ñu woo ko fi tey dafa di ñoom ñoo féetewoo ñi artisan yi nga xam ne nii wax dëgg bu ñu waxee defar masque tailleur yi lañ ci xalaat am loo xam ne nii kilifa yi à travers le ministère de l'artisanat dogoo nañ ko ak tailleur yi ñoom ci seen bopp nag teew fi tey à travers présidente fédération nationale des tailleurs du Sénégal Adja Thioro Faye dalal jàmm. Ablaye Cissé asalaamaaleykum auzu billaahi mina seytaani rajiim ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di kontaan ci dalal bi ma dalal di nuyu Saloum Ndiaye di nuyu waa Sénégal ñëpp di nuyu Saloum mi nga xamante ni tey ji moom la artisan yi ci moom la ñu war a dem pour ñaw masque yi yàlla def na Macky Sall ci loxoom la ko teg ministre de l'artisanat ñu mën a jël masque yi ñaw ko ak Sénégal yëpp jariñoo ko. Adja Thioro Faye présidente fédération nationale des tailleurs du Sénégal dafa am loo junju muy programme c'est vrai 1 million de masques 1 million bi xayma la rek def naa Saloum dinañ ci dellusiwaat tuuti Adja Thioro dama bëgg a des ak yow tuuti ndax ñu la jiitu artisan ñëw nañu fii waaye baax na ñuy natt ba léegi feebar bi mu duggee fii bu ñu ko doon natt ci dayoo nan la tegoo ci kaw artisan yi rawatina ñi nga xam ne yaa leen jiite muy ay tailleur te ñu jàpp ni xëy na tailleur kat buy ñaw xew moo am nit ñi di xew wala boog sax bés bëgg a toilette ñaw mel na ki nit ñi talatuñu ko impact yi ak incidence yi naka la mel ci tailleur yi dañoo tëj dañoo wàññi seen liggéey am nañu seen liggéey yàqu naka la ñu organiser woo. Ablaye Cissé loolu kay dafa dal ci àdduna dal ci Sénégal dal ci artisan yëpp dal ci tailleur yëpp ndaxte tailleur événement la am bu ñu nee événement du amati cérémonie du am ngénte amatul ceet amatul ñun ku ñuy ñawal loolu yëpp ñu arrêté ko amatul ñu ñëwati tëj place yëpp liggéeyatuñu kon nag ñu mu dalee ci tailleur yi dal ci artisan yëpp metti na. est-ce que da ngeen toll ci parce que jot nañu ko gëstu bu baax. ci ñoo xam ne yaakaare wuñu woon nguur gi dara mosuñoo tàllal loxo. dem ba tey xëy na ci fu ñu leen dimbalee la ñu toll bu ngeen doon séentu ndimbalu état ci lan la ci jamono ji pour accompagnement. dimbali bëgg nañ mu dimbali ñu ci fond ci xaalis surtout lu ñu dundee parce que yow boo dee borom atelier boo xamante ni ci la ngay liggéey
ca la sa njaboot di dund ña la wër yëpp ngay chef d'entreprise boo xam ni père de famille ngay doon ña la wër yëpp ci yow lañ yaakaar liggéeyatoo yaa ngi tëj te ngeen war di lekk chaque jour soxla nañ dimbal boo xamante ni dund ak naka la ñuy def ba jàppale njaboot gi ñu dund daal dund surtout dund ndax dañ ne tëju leen toog leen benn place dematuñu ñëwatuñ ñu ngi toog benn place kon nag dund mooy suñu priorité ak fond. dinañ dellusiwaat léegi Saloum secteur bi ngeen nekk yéen a yilif mboolem artisan yi bu ma nee artisan yi tailleurs yi menuisiers yi forgerons yi mécaniciens yi ak yeneen defe naa plus de 170 corps de métier la encore que la liste n'est pas exhaustive ndax am na ñeneen ñoo xam ne dañuy liggéey ay sous-secteur artisanal la yéen ci wàllu évaluation ci impact bi naka la bindoo. waaw Ablaye boo xoolee lii dal ci jamono ji yëpp bàyyiwul Sénégal corona bi foog naa ni bu weesoo jàngoro ji sur le plan de la santé li mu nasaxal ci économie foog naa kenn mënu ko xayma loolu xëy na tey gouvernement Sénégal ñu ngi ciy anticiper ndax dégg ngeen ñu président lancé programme résilience économique et sociale pour jéem a indi saafara ci économie bi nga xam ne suux na ndax bu fekkee ni jàngoro ji dafa laaj pour ñu xeex ko nit ñi toog seen kër ku liggéeyatul faw jafe-jafe dal ci sa kaw activité rawatina surtout nag artisans yi nga xam ni ñoom ci seen liggéey au quotidien rek la ñu yaakaar donc ay auto entrepreneur la ñu seen doole ñi ngi ko xalaate ci seeni entreprise yu ndaw a ndaw donc loolu bokk na ci foog naa bu ñu ko doon xayma tey secteurs yi ñu gën a touché boo xoolee li tax Sénégal am ay difficulté pour ñu dem ci confinement total ñu mel ni artisans yi ñoo ko indi ñi nga xam ni bu ñu xëyul génn du ñu am lu ñu jox seen njaboot donc ak commerçants yeeg petits détaillants yi ci loolu nag président programme bi mu joxe am na ci wàll woo xam ni ñoo ngi ko xayma à peu près ci 4 milliards yoo xam ni xëy na dañ koy orienté ci secteur de l'artisanat ministre bi Dame Diop bi ñu dénk wàllu artisanat génn na wax ci je crois que loolu de manière générale amul benn secteur bu mu bàyyi mais dafa am secteur yoo xam ni moom la gën a laal boo xoolee tourisme ci la bokk boo xoolee transport aérien ci la bokk mais kenn mënu ci génne artisanat ndax artisanat mooy secteur bi nga xam ni dafa transversal boo demee pêche am na wàll woo xam ni artisanat moo ko moom boo demee tourisme artisanat d'art gis nañ lim fa nekk site touristique boo dem artisan yi nga fay fekk ñuy yëngatu ci lu wàllu artisanat d'art booleeg nag artisanat de production ak de service bi nga xam ni nit ñi dañuy xëy di dem seen atelier buñ ko mënatul faw ñu am jafe-jafe ci wàllu koom-koom. Saloum dafa di tey àdduna bi yëpp dogoo nañu ci d'accord ni pour génn ci lii benn pexe rek moo am ñi nekk ci confinement pour génn ci confinement bi nee nañu bu nu solul masque du sotti ndax faw ñu fagandiku bàyyiwaat xel ni réew yi nga xam ne sax ñu ngi ci yoonu génn ci confinement bi jàpp nañu ni bàyyi xel ni feebar baa ngi ci seen biir pour sol masque pour mën ko wàññi ñi nga xam ne nii nag ñoom feebar bi ëppagul loxo comme Sénégal jàpp nañu ni sol masque bokk na ci pexe yi ñu gën a gis yu xereñ pour que mu bañ a law ñu wàññi wàllante bi boobu ba léegi yan jéego lañ ci def pour fexe ba masque am ndax waxatuñu masque industriel yi nga xam ne nii moom la ñuy wuti bitim réew te dañ ko doon indi chirurgicaux yi nga xam ne moom la ñu xam mais bu ñu amee lu mel ni kii ay tailleur gannaaw masque bi tissu rek la yan jéego la ci ministère yi def kilifa yi pour que mu mën a am mate ñu utiliser ko ci anam yu sell. waaw xam nga loolu bi ñu boo xoolee bi fi jàngoro ji duggee ba léegi le président Macky Sall dafa joxe ay ndigal ci population Sénégal yëpp pour que ku ci nekk ca la nga mën nga participer ci xeex ndax jàngoro ji jóge fi rawatina gouvernement am te loolu bi mu amee monsieur le ministre Dame Diop dafa mobiliser direction am yëpp ne lii mooy priorité bi tey ku ci nekk ca la nga yor na nga xool noo mën a contribuer ci ñu xeex jàngoro bi yàlla def mu yor artisanat ñëpp xam utilité sol masque
ci xeexum jàngoro bi. ñu waxtaan ci booboog léegi war na mat 3 semaines gisoon li xew ci àdduna bi ak jafe-jafe yi nga xam ni particulièrement services médicaux yi sax amoon nañ ko balaa ngay wax population bi ci am ay masques yu doy. ñu waxtaan ceeg moom fekk ñu seetaan benn reportage bu amoon ci benn dëkku Europe ñu gis ay médecins yuy woo population bi pour ñu defaral leen ay masques indi leen ko. mooy li nga doon wax ci introduction bi rek gis nañ problème mu disponibilité masques yi ni mu ci defee ñu waxtaan ci ak ñu waxtaan ci ministre jox ñu ci instruction ne xool leen naka la ñu mën a accompagner artisanat pour que sunu professionnels yi nekk ci habillement ak textile mën a contribuer ci defar ay masques ndax xam nañ ni fi mu toll nii ku ci nekk bu dee pays européens yi wala Asie ku ci nekk la nga yor yaa ngi ko téye pour sa réew donc tey bu ñu bëggee xeex loolu ku ci nekk la nga xam ni mooy sa doole à l'intérieur de ton pays ci loolu nga mën a sukkandiku pour xeex léegi ci la ñu waxee am xalaatu lancé ci benn phase test opération 1 million de masques ñu waxtaan ci biñ ci waxtaanee yàlla def comme projet mobilier national la ñu dénk accès des entreprises artisanales à la commande publique ñu xool naka lañ ciy defee ay jéego ci la réunir pratiquement acteurs secteur bi ñu bëri waxtaan ak ñoom ci idée boobu projet idée la nekkoon nekkagul projet ñu waxtaan ci bax d'accord ci ni ci yoon bu ñu toppee normes yi nga xam ni association de normalisation yi moom la ñu digle war nañu mun a encadrer secteur bi ñu defar ay masques pour population bi noonu la projet opération 1 million de masques juddoo bi ñu leen réunir ñu jël ci quelques échantillons man ci sama wàllu bopp ma yóbbu ko ba ci agent wu ministère de la santé yi ne leen nag dañu bëgg ngeen saytul ñu lii ndax d'un point de vue hygiénique mën nañu koo utiliser ndax booy defar dara it lu sensible ba mel ni xeex jàngoro du n'importe comment lañ koy defaree gis nañu ñu bëri ñii di defar masque cuub ñii masque vax yooyu yëpp ñu ne balaa ñu ci jël benn dogal dañu jëm ci ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci affaire u respect norme ñu won leen ko bi ñu demee effectivement keroog maa ngi nekk directeur général directrice générale des hôpitaux mu rafetlu initiative bi ne ñu lii mën na doon masque barrière te foofu dama ciy taxaw tuuti parce que ñoom dañu expliquer ni dafa am ñetti façon masque chirurgical boo xam ni pour opération chirurgicale la masque médical ak masque barrière ñun nag masque barrière rek la ñu mën a defar ndax conditions yi masques chirurgicaux yi ak masques médicaux yi laaj tollaguñu foofu ci wàllu matuwaay. du sax donte dañoo amul xarañte bi mais matuwaay la ndax ay équipements yu approprié la donc ci la ñu ñëwee xool nag ak normes yi nga xam ni AFNOR ak association sénégalaise de normalisation joxe nañ ko pour defar masque ñu commencé ci liggéey ak acteurs yi. donc amoon réunion bu mag bu ñu yoroon semi industriel yu mel ni ay Gora Aaj ay Sartori Sène ak lépp mbooloom fédération yu mag yi ŋànk secteur bi ñu boole leen au ministère waxtaan ak ñoom ci naka la ñu tàmbalee liggéey boobu ci la ñu stabiliser li nga xam ni mooy déjà choix wu tissu bi parce que boo xoolee ci normes yi ñu wax yëpp dañ ne li gën mooy popeline wala coton 100%. ñu xoolaat parce que am na yeneen façon masque yu bari yu ñu mën a defar yiñ ci gën a gis ci dëkk bi mooy li ñuy woowee bec de canard ak 3 plis bi ñu waxtaanee ak secteur bi ñoom ñëpp ñu xam ni 3 plis moo gën a yomb a ñaw te moo gën a gaaw a ñaw te comme ci urgence lañ nekk. donc ñu ne finalement boobu la ñu retenir pour que artisan yëpp def ko léegi nag ci loolu lañ nekk ba nga xam ni. avancé nañ ci lool. ba répartir un peu 1 million de masques bi ñu war a def ci urgence bi dañu ne woon dañ koy yemale Dakar waaye après ministre nañu lu ñu nekk ci urgence Sénégal yemul ci Dakar kese nañu xool naka la ñu sëkkandikoo ci sunu chambre des métiers yi nga xam ni nekk nañ ci région bu ne pour jox leen wàll ci liggéey boobu ba nga xam ni ki nga xam ni Kédougou la nekk soxla masque ba muy yor.
bañ a jóge Dakar mais waa Kédougou defar ko jox ko ci yooyu la ñu nekkoon defal nañ programme bi defar cahier des charges bi pour que képp koo xam ni jox nañ la pàcc ci defar masque bi ngay artisan nga mun a tënku ci protocole bi ñu defar pour bañ rek bu kii defeek popeline que le defeek vax kee defeek leneen. mais mbaadu yeex boobu xëy na temps bi muy jël c'est normal ngeen di ko gëstu moo indi xëy na façon bu ne nekk ci marché bi tey te ku nekk it di ko def ci xëy na anam bi nga ko ci coobare boppam. waaw loolu xam nga mooy li may wax bés bu nekk état moom daanaka pratiquement 3 semaines a ngi nii ci liggéey mais état du privé moom mën na xëy face à l'urgence mu jël initiative boppam defar te boo xoolee man dama koy rafetlu sax parce que bi yëf yi demee secteur bi xaaruñu sax état bi woo leen. yu ci bëri ay initiative personnelle dañu may woo indil ma ay échantillon ne ma ñun dañoo bëgg jàppale bokk ci xeex bi defar lii man leen waaw mais loolu il faut que ñu encadrer ko bu ñu ko encadré wul mun na am li ñuy woowee effet pervers. nga bëgg saafara jàngoro. ba faf am ci yéene bu baax sax mu mujj indi loraange. te gis nañ ko ci yenn yi man dem naa ci benn feu rouge jënd benn masque boo xam ni doublure bi mooy yi ñuy passé doublure pantalon yooyu. te loolu dafay ànd ak ay produits chimiques. donc loolu moo taxoon li ñu ma doon soññ yëpp man leen man état laa mënuma tëb rek joxe dogal ku ne def lu la neex mais il faut ñu encadrer ko ba nga xam ne li ñuy defar dina nekk ci normes yi nga xam ni moom la ñu santaane pour ñu koy defaree masques yi foofu la ñu tolloon stabiliser nañu lépp répartir nañu un peu li nga xam ni masques yi noonu lañ koy defaree ba am na ci lii nga xam ni ministre Dame Diop moo ma ne bu may ñëw naa ko indaale jox ko waa TFM pour ñu mun a ñoom it protégé wu ci jàngoro ji. muy 250 pièces yii nii ay échantillons yoo xam ni la artisans yi ñoo ma ko indil. nañ ko teg ci loxo kilifay kër gi. voilà loolu ma doon wax rek ni enclenché nañ procédure bi balaa may ñëw rek amoon nañu réunion ak sunu ay partenaires u Banque mondiale. pour xool naka la ñu élargir au-delà wu 1 million de masques yi ministère de l'industrie bi nga xam ni moom la président dénk. coordination wu defar masques yi moom nee na 10 millions de masques sax ci lañ jëm. donc loolu aussi mu doon ay initiative yoo xam ni foofu laa bëggoon taxaw c'est-à-dire symbolique 1 million de masques bi. xëy na symbolique rek la. tout à fait mais 16 millions de population sañu ñoo njort ni dañuy yem ci 1 million de masques rek. déedéet lii dogal bi ministre de l'intérieur jël démb. ci port obligatoire wu masque bi ci lieu public yi. loolu sax day indi obligation wu ñu weesu 1 million bi parce que 1 million bi ñu koy def ministre daf ñu jox ndigal. nañu rek lii pour lancer dynamique bi la. waaye ci biir secteur bi man am naa ay échos nit yi ñëw nañ di ñu seet si pour ñu encadrer leen am na sax ñoo xam ni am nañu commande ci pays sous-région bi am ay initiatives privées yoo xam ni dañu dem directement commander ci artisans yi donc bu ñu démarrer ak 1 million de masques pour joxe exemple bi. lancer dynamique bi 10 millions yi nga xam ni ministère de l'industrie ñu ngi koy encadrer pour ñu def ko. loolu processus buy continuer la te gëm naa ni dinañu weesu 11 millions de masques yi ñu engagé déjà. Adja Thioro Faye présidente fédération nationale des tailleurs du Sénégal. dispositif yi dugg ngeen ci am déet parce que balaa ñu ñëw sax ci dispositif dafa mel ni. seen mbokk yi aussi xëy na amoon nañu ci am yéene bu rafet. pour dugg ci lii. mais finalement façon bu ne la ñu gis te xëy na fexe ba liggéeyin bi sell moo ëpp importance parce que defaree masque ci anam yoo xamante ni lor ngay indil ña koy. jëfandikoo parce que nit ñi amuñu choix bu ñu tegee ay masque ci marché bi dinañu ko jënd waaye bu liggéey bi sellul wax dëgg fa yàlla lor lay indi est-ce que loolu lu ngeen seetlu woon la ba jéem a organiser nit ñi. waaw ñun moom organiser woon nañu parce que loolu moom surtout masque yi ñu jaay ci mbedd yeeg yooyu loolu day yokkaat jàngoro comme ni nga ko waxee sànq natt masque dindi jox kooku. di xoolaat bu la jot fekk yow xamoo ndax am nga jàngoro même déet def naa loolu luy gën a lawal jàngoro bi ci la bokk ba tax ñun jël nañu suñuy précaution ba nga xamante ni dañ koy ñëw sax sur place ndax bañ tasaaroo bi ndax mën nañ koo jox chef d'entreprise mu yóbbu atelier am dem di ko ñëwloo ay xale ku nekk am ci loxo. c'est-à-dire kon dispositif bii nii. dispositif bi yéen a ngi ci bii Saloum Ndiaye expliqué nii. bien sûr ñoo ngi ci parce que Saloum rek la ñuy déglu mais pare nañ moom laa lay wax ne la pare nañ ba dañoo toog sur place da indi chef d'entreprise yëpp
ci benn place. boo nee sur place c'est-à-dire que du ci atelier yi ku nekk sa atelier. bi nga amoon te ku ne xam na atelier tailleur nag nu mu mel waxuma ni. dafa salte waaye nag atelier tailleur moom yaa ma gën a xam. waaw loolu laa lay wax yëpp mu ngi ci. waaw loolu la ñu gën a bañ ba tax dañoo nekk benn place ku ñëw raxasu ak savon def sa gel soo ko dugg si ñu ñëw pare nañ yëpp ba respecté na norme yëpp yaakaar naa ne saa yónni na ba ñu ñëw def visite yi ci place yëpp nag ci artisan yi ñëw yëpp ba nga xamante ne def naa visite yi normal na te wax nañu ko ñuy gis dal na xel ndax suñu bopp la ñuy ñawal ñun ñooy takk masque yi buñ ci defee loo xamante ni respecté wuñu norme après suñu bopp la ñuy loraat moo tax jël nañ kii ñu war a jël yëpp. mais tailleur yi nga xam ne ñu ngi toog di ñu déglu. xëy na am na ci ñu jege fédération bi am na ci ñoo xam ne nii xam nañu leen mais xam nga léeg-léeg nit nekk membre te jegewul. c'est-à-dire naka la ñu def ba yëf yi mën a law ci ñëpp parce que aussi au-delà de nañu dimbali askan wi ñu am masque. activité la. naka ngeen def ba mu moo war a mën a law ci ñëpp mu bañ a yem rek ci Adja Coroog Massamba ak Masila ak. ñoom Mademba. duñu organiser wu rek ndax tailleur ba yore benn machine di ca ñëw tailleur la tailleur ba am ñetti machine di ca ñëw tamit tailleur la organiser wu rek organiser ba fépp atelier tailleur nekk pour nga mën cee ñëw dañuy xool ni ñu naka la ñuy def ba boole ñooñu comme tasaare bi daal ñun la ñuy xeex bu nga xamante ne ku nekk dañ ci am accès ñu organiser tailleur yi ba nga xamante ne bu ñu ñëwee du mën a tasaaroo mais. yaakaar naa ñëpp dañ ci mën a bénéficier wu tailleur yëpp dañ ci mën a ñaw ndax suñu bopp la ñuy ñawal. mais lan mooy solution bi pour que. c'est vrai que fii Sénégal filière bu dara jógee. filière lay doon dina may intermédiaire jaayu mbedd meek yooyu. est-ce que yegg ngeen ci pexe ba bu ngeen defee masque xëy na bu nekkul à l'unité boo xam ne protégé nañu ko mu am. plastique wala dara ñu protéger ko ba nga xam ne nii bu ñu koy wane sax dina sell wala boog bu ñu koy def paquet de 10 sax mu doon ci paquet mu sell mais mu bañ a doon ñaaw nañu ko tissu baa ngi noonu nekk ci mbedd mi xëy na doomu jàngoro mën na ci tegu mu indi beneen lor. non duñ ko ñawee noonu parce que dañ ko ñëw façon ñëw boo xamante ni doomu jàngoro mënut a pénétrer tissu bi ñu koy ñëwee buy dugg sa biir. boo pare bu ñu ko ñëwee respecté norme yi ba nga xamante ni da nga paase bu tàng jër soog ko dugal ci paquet ñu soog ko jox ki koy utiliser. yéen kon wàll boobu c'est-à-dire seen initiative bu bopp avant ñu leen di jox normes yi am na ñu ci duggoon ci seen initiative bu bopp te xëy na xamuñu woon normes yi waaw bien sûr tey loolu wëlbatiku na ba ñu bëgg respecter normes yi nga xam ne agence sénégalaise de normalisation li mu jëlee ci AFNOR parce que yooyu yëpp ay agence de normalisation la pour wax leen normes yi nga xam ne moom lañ koy defaree surtout ak tissu bi parce que fii tissu yu coloré yi lañ fi gën a gis Lagos yeeg tergal yeeg jiin yi sax mu ngi fi façon bu ne te wax na ni 100% coton bi defe naa ni moo gën ak yeneen yi est-ce que di ngeen dogoo ci loolu bien sûr 100% coton parce que bu dul coton ak yeneen tissu doo nooyi di li ngay def nii sa bakkan ak sa gémmañ bu nekk beneen tissu bu diis wala doo nooyi sa lii ci gémmañ la jëm ak ci bakkan li nga xam boo ko nooyee feer bu dugg nga mu dal la baa mu laal sa gémmañ ba tax na norme bi dañ koy respecté ba ñun ñu koy defar élastique bi nii nga war a laal da nga war a jël sa loxo di ko laal fii direct élastique bi nii nga war a laal respecté ko man doo laal fii ndax mën nga jóge fee rek sa loxo ñëw rek di laal kii moo tax ñi ñuy jaayee ci mbedd rafetlu wuñ ko ndax ku nekk da ngay natt ku ne di laal téye ko nii ak poussière beeg yooyu comme dañ ne ay cas communautaire dafa am surtout loolu war nañ cee gën a veiller ba loolu arrêté wax dëgg Sénégal yaakaaroon nañu du ñu yegg mukk fu ñuy jàngalee nit nu muy takkee masque ndax bu dee jigéen ñi la koy jënd soutien-gorge yaa xam noo koy jëndee ak foo koy jëndee da nga ko jënd da nga xam ba ngay tànn te doo natt wax dëgg fa yàlla am na yoo xam ne kenn du ko natt yaakaaruñu woon ni danañ yegg foo xam ne nii dañuy ñëw choisir masque natt ko ci sa bopp ba xam ne bii nga bëgg nga door ko jël naka la ñuy techniquement naka ngeen ko adapté ba mu mën a jot nit ñi aussi mu comme élastique la mun nga ñu wax naka ngeen di def ba mu doon ay taille universelle daal comme ni ñu koy waxee nga xam ne boo jël dina la mën moo am yu xale ak yu mag est-ce que loolu am na ci bien sûr parce que am na yu xale du man lu ma jot moom moo la jot par mesure lañ koy def am na yu xale yoo xam ne par mesure la am na yu mag yoo xam ne par mesure la parce que ñëpp yemuñu kanam yi dañoo ëppante xale tamit ak lu jot xale ak jot mag day yëmbax war nañ ko ñëw ba nga xam ne boo ko solee day seere ba nga xamante ni dara du mën a pénétrer ci biir
te defe naa ni monsieur le coordonnateur du mobilier national modèle bi nga xam ne validé nañu ko. mun nga ñu génneel benn je pense qu'on va le montrer. Comme ça ñu parce que defe naa ni foofu lañ toll tey ci jamono ji. wan nit ñi exactement. parce que gëmuñu woon ni effectivement dinañu yegg ci jàngal nit ñi sol masque. xam nga dëgg fa yàlla parce que li ko yëkkati. li yëkkati masque bi mooy fexe ba doomu jàngoro ji bañ la laal bañ la taq. waaye léegi bu ñu demee ba loxo yi di laal fi nga xamante ni moo war a ànd ak sell bi xam nga loolu yàqu na. yàq nañu li nga xam ni moo taxoon a jóg masque bi. monsieur le directeur ma bàyyi la ak sa démonstration parce que c'est important je pense. mu ngoog xam nga lii. mooy li ma doon expliquer. bi mooy 3 plis sànq bi mooy 3 plis. mën na doon am na ñuy def 3 plis am na ñuy def 2 plis. moom la ñu wooyee masque à plis. te masque à plis bi boo ko xoolee. composition bu simple la. c'est vrai que. tolluwul niveau de protection ak un masque chirurgical wala un masque médical. mais lu bon dina protéger pratiquement ki koy sol. keroog agence sénégalaise de normalisation insisté na ci beaucoup ci réunion bi ñu am ak ñoom. ci yoon waruloo laal fi nga xam ni moo nekk en contact ak sa gémmiñ ak sa bakkan. directeur est-ce que bii xam nañu fan mooy biir bi ak biti bi. gis naa ko yoroon masque chirurgicaux yi. ca teel. xamul ndax fu bula fi mooy nekk ci biir wala fu weex fi mooy nekk ci biir. waaw bii double face la c'est-à-dire dañ ko doubler ci ñaari côté yëpp. mais fi nga xam ni fa la 3 plis bi génn. kooku mooy nekk à l'extérieur. beneen bi protection la rek te loolu yëpp ci norme AFNOR yi. mooy dossier yi nga xam ni jox nañ ko artisan yi nga xam ni bokk nañ ci programme bi yëpp. ba ci taille bi. ak patron bi yëpp dañ ko expliquer naka nga koy daggee ak naka nga koy assembler mais assemblage bi moom xam naa ni du poser problème ndax sunu tailleur xarañ nañu. mais damay taxaw rek ci li nga waxoon sànq parce que defar masque xamoo nuñ koy utiliser doo jël précaution d'hygiène yi. ba tax mu indil la leneen. kooku bañ a sol masque sax moo ko gën. donc loolu gis nañ ko ci mbedd bi te ñi ngi ci préparer ay vidéo ak agence sénégalaise de normalisation pour que ñoom ñuy wax naka la ñuy utiliser masque bi boo ko utiliser boo koy fóot naka nga koy fóotee ak yëpp donc yii ay masque lavable lay doon. boo xam ne boo paree mën nga ko fóot weer ba mu wow nga solaat ko donc. difficulté bi nekkul ci ñoom ñu am xam-xamu defar ko mais surtout ci condition d'hygiène yi ak ci condition yi ngay utiliser masque bi. yéen a ngi def suivi quand même ci fi ñu koy bu ngeen joxee nit fa mu koy defaree parce que. waaw foofu laa bëggoon ñëw am na ci atelier yoo xam ne bu dee foofu la bon. dañu mettre en place une équipe technique. boo xam ni bépp fédération. boo xam ni wala entreprise individuelle. boo xam ni retenir nañ la ci programme bi. équipe bi day ñëw xool disposition yi nga jël ak condition yi ngay produire masque yi ndax condition d'hygiène yi daf ci am solo ñun dañu ciy boolewaale sax kit hygiénique boo xam ni dañ leen koy jox kit hygiénique boo xam ni dañ leen koy jox pour que ñu mun a jëfandikoo ak am condition d'hygiène yëpp pour que liggéey bi vraiment mën a nekk dans un environnement propre dinañ leen jox gel dinañ leen jox eau de javel ak savon pour que ñu mën a matale conditions yi képp ku ñu visiter sa unité de production aussi matale woo charte yi doo bokk ci programme bi donc noonu lañ ko defee ba nga xam ne ñu jot a retenir pour phase test bi yëpp vraiment équipe bi dafa dem xool même distanciation sociale bi entre ni ñu tegee machines yi yooyu yëpp respecté nañ ko muy doog a valider dossier technique bi tax ngay dem boo demee itam li nga doon wax ci respect norme de fabrication yi loolu aussi dañ ciy insister c'est-à-dire ñëpp même matière première bi la ñu war a utiliser ñëpp même procédé bi la ñu war a def parce que boo ko defulee après kii day def lu ko neex kii defee neneen donc loolu mooy harmoniser programme bi lii phase test bi c'est pas commercialisé loolu dinaa ci dellu si tax ministre def ni bu ñu paree dañ ko mettre à disposition corps de l'État yi nga xam ni ak yenn privé yi nga xam ni seen liggéey daf leen di exposer au contact physique. askan wi nag ñu ngi xaar parce que aussi masque yi wax dëgg fa yàlla def naa ñëpp a ko soxla. waaw corps yi dëgg la. ñu surtout waa kër docteur ak yooyu. ñooñu alkaati yi takk der yi. waaw dëgg la ñun ñi dëgg la mais aussi
nit ñi ñu ngi continuer di dox soxla yoo xam ne yu mënul a ñàkk la. te wax dëgg fa yàlla masque bi aussi bu ñu nee mooy solution. foog ñu trouver ko. foog mu disponible waaw ci loolu ci la d'ailleurs je crois que ministre de l'industrie bi nga xam ne moom lañ ko dénk ak ministre en charge de l'artisanat bi ñu génnee ci conseil des ministres bi weesu ni ñu waxee ak ñun xamoon nañ ni ci lii lañ jëm. donc réunion bi ñu am au ministère de l'industrie pour 10 millions de masques yi ci loolu la DER bi nga xam ne moo yor financement entrepreneuriat rapide dugal na ci loxoom pour que rapidement ñu mën a produire les 10 millions de masques supplémentaires parce que comme ni ma ko waxee ñun bi ñu tàmbalee phase 1 million bi lancé dynamique bi la woon rek parce que xëy na njortoon nañu ni dinañu egsi foo xam ni pooru masque bi day obligatoire donc loolu 10 millions de masques yooyu dina bokk ci loo xam ne dañ koy mettre nu mu tudd à la disposition du grand public. jiituñu paaka mi ci mbar mi. waaw laaj bi sax xëy na du yaa ci war a mën a tontu waaye nag mu wax la ko. parce que bu ñu rendre masque yi obligatoire. te xëy na lii seen liggéey bi antoogul pour mu disponible pour ñëpp. problème la tey bu sénégalais yi di wër masque. xëy na xamuñu fu ñu koy jëlee à part li nga xam ne moo ne ci bedd mi. waaw je crois que fii normalement lundi prochain parce que ñii ñëpp ku ci nekk xayma nañ sa capacité de production dañ doon xaar dafa amoon décision interne yu ñu doon jël au niveau du ministère mais production bi lancé nañ ko bu yàgg am na ñoo xam ne nee nañ vendredi mën nañu pare livrer ñeneen ñi nga xam ni dañoo xaw a néew doole ñoo ngi doon xool naka la ñuy arbitrer ba mun leen jox ci part bi ñu gagné jox leen avance de démarrage mu commencé parce que ñëpp amuñu capacité wu préfinancé te ñëpp xam nañu logique gu l'état paye après service donc ci yooyu lañ nekkoon moo taxoon sax mu xaw a jël temps ci semaine bi mais tey bi ñu génnee ci réunion bi ak ministre bi joxe na ay instructions yu leer yoo xam ni daanaka ragal naa ni semaine prochaine dinañ mun a disponible 1 million de masques yi 10 millions yi aussi keroog bi ñu defee suñu réunion au ministère de l'industrie semi-industriel yi fi nekk nga xam ne am nañ capacité de productif bugguma wax seen tour muy doon publicité mais am na fi ñoo xam ni ba 50 000 masques par jour mën nañ ko produire donc bu ñu mobiliser dispositif boobu dans l'urgence je crois que bu ñu toogee semaine nit ñi war nañu am à disposition masques yi nga xam ne ça répond aux normes te dinañ ko mën a def ci marché bi. mbaa waxaale ngeen ci li ci ëppal solo nit ñi structure des prix. parce que waaw structure des prix bi wax ni masques yi manqué wul sax mais prix yi ñu koy jaayee tey. masques yoo xam ne boîte 50 masques chirurgicaux balaa yi yëf yi. moo nekkoon ci diggante 8 000 et 10 000 francs. tey 40 000 francs mayu la ko xam nga loolu aussi bu ñu ko tegee nit ñi. def naa ni diis na diisaay boo xamante ni nit ñi du ñu protégé wu. waaw te ku protégé wul yaa ngi lor askan wi xëy na nag du ci coobare boppam ci ki nga xam ne nii solul masque alors que nee nañ masque c'est obligatoire tey ci dans les lieux publics. waaw loolu je crois que spéculation moom malheureusement ci àdduna bi lañ ko fekk. gis ngeen ñàkk disponibilité bi moo koy yokk aussi. waaw xam nga comme ni ma ko waxee sànq c'est-à-dire jàngoro ji ni mu ñëwee ci kaw àdduna bi yëpp amul réew mi mu bettul ndegam réew yi ñu ëpp doole fuuf ëpp ñu koom-koom la bett ba xamatuñu fu ñu teg seen tànk je crois que ñun am na yu bëri yoo xam ni anticiper nañ ci bu soobee yàlla gëm naa ne ci semaine yi di ngeen gis disponibilité masque yu gën a bëri quant à structure des prix nag loolu aussi waxtaan nañ ci ak acteurs yi dafa doon loo xam ni xayma nañ ko mais boo xoolee bu fekkee circuit commercialisation la fi muy jaar yëpp dafay am ay réalités yoo xam ni ñi ngi ciy liggéey ak ministère du commerce ba nga xam ne bu ñu xësee stabiliser prix yi dina doon loo xam ni bu fekkee dañ koy jaay parce que loolu yëpp amaguñ ci réponse autorité yi am na scénario yu bëri yoo xam ni waxtaane nañ ko keroog 10 millions de masques yi est-ce que dañ koy maye est-ce que dañ koy jaay mais yooyu yëpp autorité yi dinañ ci jël dogal nu mu gën a gaawee ba nga xam ni askan wi en tout cas dinañ ci jot leer ba leer mooy commencé nañu production yi am na ci ñu bëri ñoo xam ni bi ma leen woowee ci acteurs yi nee nañ ma mënatuñu jël sax yenn commandes yi te liñ leen commandé yëpp ay structure étatique ñoo leen ko commandé je crois que kon gouvernement bi ñëpp a ngi réagir pour que masques yi disponible le plus rapidement possible. Adja Thioro Faye présidente fédération nationale des tailleurs du Sénégal. sa gars yi daf mel ni quand même. bi yëf yi tàmbalee ba ñu gis ni opportunité la. xëy na yërëmante. amul ci suñu biir parce que aussi ni ñu gisee yeneen secteurs yi.
transport lu bari bu événement amee ñu yokk. commerce bu événement xew amee ñu yokk seeni prix tailleur yi tamit wax dëgg fi yàlla ñi ci teel a dugg ci commercialisation masque yi li ñu teg askan wi diis na diisaay boo xam ne xanaa amoo leen ci pexe. waaw diisaay boo xam ne parce que loolu état moo ci waroon teel a jóg defaroon masque bi yàgg parce que dafa am lenteur. loolu waroon na fekk masque yëpp pare ñu parce que yëpp pare ñu maye ko bokk laa yàgg ba pare organisation professionnelle yëpp ñu ngi toog kenn liggéeyul léegi nag yoon ngay def liggéeyul ñu tëj sa place kuy ñëw di la ñawloo nan ngay def doo yokk tuuti prix bi tuuti mun cee jariñu tuuti waaw mun cee jëlee dara parce que ñoom li ñuy def wax dëgg yàlla sax mu ngi toog mais dafa am lenteur. ñun pare nañ bu yàgg ñoo ngi toog parce que buñ toogee ba tey ñu xëy ne ku nekk da nga takk masque. te ñoom li ñuy def yéex. produire goo leen. waaw produire guñ dara ah. waaw mais procédure état Saloum loolu dinañu permettre ñu dugg ci benn wàll boo xam ne. ci seen liggéey la tout le temps que artisan yi. ci yeneen i programme sax yoo xam ne commande publique bi dafay aaju si ñoom xëy na daf ñuy permettre ñu avancer ci suñu débat tey. ci li nga xam ne nii moom la situation jàngoro ji fekk fii ci biir réew mi ci secteur artisanat ñu koy bàkkee souvent secteur informel. ci lu ñu leen dul dimbale pour ñu structurer wu organiser wu xëy na aussi li mu fi fekk mooy identifier acteurs yi nga xam ne mën nañu liggéey ak ñoom ak ñoo xam ne ni formaliser nañ parce que état moom ku formel rek lay liggéeyal. est-ce que situation yi warul tax ëllëg acteurs yi ñuy liggéeyal identifier leen surtout gunge leen ci processus de formalisation bi parce que ñu bari loolu moo leen manqué tey Saloum après Adja Thioro mu tontu. waaw loolu moom da ngay laal sujet bu ma amal solo. Parce que depuis 2015 je suis à la tête du projet mobilier national pour dimbali entreprise artisanale ñu accéder ci commande publique te loolu la ñu xeex ak ñoom bés bu ne mais secteur bi dafa am ay réalités boppam te c'est des réalités qui sont yu méttee surmonté yu fi yàgg la boo xoolee organisation yi même bi may defar projet 1 million de masques bi première difficulté bi ñu njëkk am mooy li ñuy woowee représentativité. xàmmee nga leen waaye ci wàllu formal ci diggante état ak ku muy liggéeyal dara nekk fa. dara du fa nekk souvent dañu mujj sukkandiku ci chambre des métiers yi ñu leen di encadrer ak organisation professionnelle phare yi te organisation professionnelle loolu laa leen di wax bés bu nekk dama koy wax ci wàllu projet mobilier national bi organisation professionnelle mënul gagner état donc mënul téye ci marché. état boo xoolee ñi ci am seen entreprise individuelle bu formalisé lu néew lay doon parce que souvent damay def différence entre ki nga naan wutil kayit mu dem APIX wut MINEA wut registre de commerce loolu xëy na départ la ci formalisation mais du formalisation mooy nga am doxinu am doxinu petite entreprise ci ni ngay organiser sa kii parce que booy jël xaalisu état tam yooyu yëpp dafa bokk ci procédure yoo xam ni réglementation boo xam ni da nga koy respecté. nga ne sax maa ngi fi depuis 5 ans ñu ne la ñaata nga def chiffre d'affaires daaw. mënuloo koo xam. tenir comptabilité mënoo koo xam. donc yooyu ay réalité secteur te warul yem ci wax rek da nga war a indi loo xam ne nii moo ko firnde ñu gis say état financier. effectivement ci at yi nga fi jógee yëpp yooyu. unité yu bëri mënuñu ko am. def nañ ci ay formation am na ay formation yu joxe ci organiser production am ci ndax dañ doon xool ñi nga xam ne dañoo gagné marché état sax jàppal nañ leen ba mu formaliser wu dañu am difficulté exécution dans les délais donc loolu yëpp li koy indi souvent dañuy wax ni ñàkk mën a financer seen bopp au départ la mais lu ci bëri ñàkk mën a organiser production bi ci la bokk moo tax même bi ñu dajee nii ci affaire bi aussi dañu ci waxtaan ñun par rapport à l'urgence am na ay propositions yu ñu fa defoon mais malheureusement nanguwuñ ko te bu ñu defoon loolu xëy na tey dinañ avancer ci lu bëri par exemple 1 million de masques du lu ndaw ci liggéey boo xoolee bi ñu xaymaa dañ ne machine bu normal bu amul benn assistance numérique mënul def plus de 100 masques par jour ak temps bi ñu réduire ndax couvre-feu bi xoolal loolu boo ko bëggoon étaler ci 1 million de masques ñu ne léegi am na fi ñoo xam ne xëy na seen technologie may na leen ñu am ay machine de coupe yoo xam ne par exemple mën nañu couper jusqu'à 500 000 pièces jour ndax c'est des machines automatisées. waaw ñooñu ay presque unité semi-industrielle ñu ne woon li ñuy def mooy comme ci filière bi lañ bokk ñooñu mun nañu dagg lépp
buñ ñëwee ñu tas ko ñu assemblée. ñii demee nii ñii demee ne finalement ñu ne ku ci nekk la nga gagné ci sa liggéey exécuté da nga ko defal sa bopp en respectant les normes donc yooyu dafa doon ay réalités yoo xam ne dafa nekk ci secteur bi surtout ba nga xam ni yenn gaawaayu procédure état yi ñoom mënuñu ko topp donc dañuy wax yéex na mais état tam du n'importe comment lay joxe xaalisam. ñun dañ ci ànd ak suñu benn partenaire financier. mais garantie yooyu daf ñu koy teg balaa muy financer masques yi par exemple boo waxee mu ne est-ce que dina fay organisation professionnelle à la place d'une entreprise professionnelle loolu tam xel mën na koo dégg ndax boo dee fédération ñu ne nañu fay ñun comme fédération bi la ñu waxal nañu fay fédération bi moom mu tas ko ci membre yi nga xam ne am nañ ay entreprise moom bu ko neexee mu ne ci samay réglementation wala samay procédure mënumaa fay une structure non lucrative parce que ñoom li leen intéressé mooy naka la ñu mën a def ba sauver entreprise individuelle bu ndaw boobu donc yooyu yëpp du lu may génn di ko wax ci biti la mais li mu yéex rek am na blocage yoo xam ni ci ni secteur bi dundee moo tax mu bloqué woo parce que daf ci am ñoo xam ni dañ naan ñoom comme lu ñuy jënd di ko may population bi la ay entreprise la ñu waxal mais boo xoolee tey bu ma fi bëggoon fédération des tailleurs du Sénégal wala association des couturiers du Sénégal wala mouvement des tailleurs du Sénégal maa ngi lim pour nga xam ne ñu bare wala ADESMAT ak ñooñu ñëpp bu ma bëggoon ku ci nekk ma contractualiser ak entreprise individuelle bi nga boot boo moytul fii ba balaa ñuy pare soit ñaanuma ko yàlla jàngoro ji dina jeexal nit ñi wala dina ñëw ba dem te duñ pare parce que loolu tam mooy réalité secteur bi donc ci négociation interne la ñu nekk pour que ñu nangoo fay fédération yi ak regroupement yu mag yi te loolu c'est pas évident loolu moo indil bokk na ci li yéexal Thioro Faye présidente fédération des tailleurs du Sénégal dama bëgg ñu gën koo yaatal sax wax ci artisanat en général parce que problème bi tailleurs yi am moom la menuisier yi am moom la mécaniciens yi am moom la yeneen ak yeneen am artisanat dañu ko dàkkantale informel ñàkk structure xanaa bu ñu jógee ci lii xanaa bokk na ci li ngeen gis ni feeñ na muy liggéey ak état ci loo xam ne ni xëy na formé luñu ci loo xam ne ni structuré wuñu ba ci loo xam ne ni sax ñàkk ànd ndax structure yi bu baree dana gën a yeexal compliquer l'affaire yi bu ñu jógee ci lii est-ce que bokk na ci lu ngeen jàngat ni ci yu ngeen war a dox la pour changer ko. ah bien sûr ñàkk informel moom loolu dañ ne secteur informel mais du ñëpp am na ñu ci organiser wu. te yaakaar naa ñi ci organisé wu ñooy yóbbaale ñi organisé wu. mais bu ñu nekkee ci secteur ñi ci ëpp informel daanaka yóbbaale nañu ñi nga xam ne ñi jéem nañoo formel sax. waaw mais ñi jéem a formel ñoom ñooy yóbbaale ñi informel ba nga xamante ne ñoom ñëpp dañu formalisé wu. waaw ba pare marché yi ñuy jox nii waruñu ci boole usine industrielle parce que fii nii Sénégal fii du fi nekk ci ay tailleur kenn xamul lu mu toll. mais boo jëlee lu tollook ay 10 millions masques nga ne naa ko jox tailleur di xalaat ne peut-être mënuñu koo ñëw la ca des yëpp ngeen jox ko ci usines yi ñoom léegi da yeneen kii nu ñuy def dañuy toog. mais xam nga ci situation urgence bi ñu nekk waxaluma usines yi sax waxaluma industriels yi mais ci situation urgence bi ñu nekk gis nga ko bu nee par exemple découpe parce que loo gis day jël temps ak temps bi muy jël bu ñu ci soxlaa lu bari ñi yor machine yoo xam ne ni mën naa dagg 10-20 fois li tailleur yi bokk seen fédération yi mën a dagg xëy na urgence bi mooy woote loolu. waaw urgence mooy woote mais am na ñoo xamante ni. comme mais ci travail à la chaîne bi parce que ci ni ma déggee mooy. dagg bi bu ñu ko joxee industriel yi assemblage bi tailleur yi mun nañ ko def loolu dayu leen yéen. ankay loolu day nañu parce que loolu mooy gën a gaawal ñun suñu liggéey bu nekk dañoo coupe indil ñu moom mooy gën a gaawal. daf mel ni loolu laa dégg mu expliqué. waaw loolu la expliqué mais loolu moom mooy gën a gaawal suñu liggéey mais man fi may gën di wax fu ma leen gën di ñaaxee mooy nañ tas affaire bi ci organisation professionnelle yi parce que c'est bien vrai que ñoom mënuñoo wax ak ay benn fédération fi association ba tax na ñun ñu ci bëri léegi dañoo organiser wu ba bañ nañ ko ba jamono yee dañoo organiser wu association yëpp def benn organisation boo xamante ni OPA yi ñoom ñoo fa nekk ñu ngi tuddee ko COPAS xam naa ne dégg nga ko bi ñuy wax affaire dialogue national bi ñu ciy wax ndax organisation yëpp professionnelle yëpp ñoo dem dajaloo comme ça état buy wax mën na dem wax ak ñooñu parce que comme li mu wax nii dëgg la force ñu mën na dajaloo ba nga xam ne waxtaan bi dina yomb ci ñoom mais tamit loolu ñoom bu ñu ñëwee waxtaan ci ak artisan bi dañu xam ne artisan yi ñoom tamit amuñu tooguñu rek di xool ba nga xamante ni ñoom dañ leen xaw a suufeel quoi parce que dañ naan ñoom mënuñu
produire li ñuy war a defar lépp comprendre nga fi waxee. waaw mais xam nga artisanal boo koy dégg artisanal sax production artisanale mooy production boo xam ne nii xëy na mécanisation bi demeewul noonu pour mu gaaw defe naa loolu réalité la quand même. waaw loolu moom réalité la mais lépp rek ñi informel ñooy yóbbaale ñi informel. parce que ci seen relation ak état parce que foog ñu xuus ci wàllu li nga xam ne moom la ñu war a jàngat ci secteur bi. artisanat bi plus globalement politique gu état bi. ci yu bëri am na mesures yu bëri yoo xam ne mu ngi fi quand même pour accompagner artisans yi. ci wàllu formalisation ci financement accompagnement sax ba ci mun nañ ko wax ci 15% commande publique bi nga xam ne artisans yi la ñu ko jagleel. tailleur yi di ngeen faral di gis seen bopp ci 15% commande publique boobu nga xam ne moo fi nekk ci ay xëy na bu dee ñëw ay uniforme la naam nag du mën a ruus ba ci ki nga xam ne moo yor atelier tailleuram ci koñ bi parce que la ñu koy jox wax dëgg fa du ko mën a ñaw ci délai yu ñu bëgg am déet. dina ko gis sax. waaw mais bu ngeen defee ay organisation bu ngeen defee ay kuréel ay GIE ak yooyu xëy na dina mat am déet. non ñoom duñ ko gis même bu dee mat am na ñoo xam te ñoom duñ gis sax sa état di joxe parce que ñoom dañuy topp rek ci organisation yu mag yi wala ñu dem ci industrie yi nga xamante ne ñooy dagg lu bari ñëw gaaw jóge fa. mais lu tax yéen du ngeen dajaloo ba da du doon say. parce que loolu aussi mën na ci loolu moom laa lay wax ni ci loolu lañ jógee léegi. ci loolu lañ bëgg a jógee surtout di dajale parce que am na fi ay organisation yu mag yoo xamante ne mën nañoo toog bu ñu bëggee gis artisan yépp du ñu demee ci kuréel yooyu dañ leen fay fekk. kon yéen tey gis ngeen yoon bi pour li kenn mën te ñu xeeb ko. ngeen booloo def ko mbooloo. comme par exemple ni ngeen def ci masque yi parce que bu ma comprendre ay maître tailleur yu bari la ñoom ñoo dajale nekk ci benn endroit boo xam ne bu bees la bu bokkul ak seen atelier yi foofu ngeen defaree masque yi. te yéen i ay maître tailleur yu bari yéen a ko bokk. ñoo ko bokk waaw. donc loolu pexe la. waaw loolu pexe la parce que loolu mooy tax ku nekk mun cee jotee parce que moom du dem di wër atelier ak atelier. dañu mën a booloo rek mën a liggéey ba pare ak bu dee masque yi hygiène ba mu laaj mënuñu koo tas. parce que boo li may wax rek ba tey boo xoolee ñun ñoo koy takk. te dañ na feebar bi mu ngi ci air bi kon di dem kon nag dañuy jël suñu précaution ba nga xamante ni bu sell jël kii muy laaj yëpp raxas say loxo loolu yëpp mënoo koo jox ti muy affaire yi di tasaaroo mais bu ñu gën a mën a dimbali parce que organisation yaa ngi fi lu mel ni ay COPAS ay CONOMAS SENAS artisan forever ñoom ñëpp ay artisan yi ñoo fa dajaloo. dafa bari ñoo fa dajaloo ba nga xam ni kuréel boo ci waxee rek di nga mën a jot ña ca des ñëpp booy woote ku ne nga woo ko di nga woo ñëpp ñu ñëw FEDA ba ngi fi. FEDA bu ndaw la. waaw mais mu ngi ko fi Pikine yëpp fédération des tailleurs du Sénégal ñooy ñëpp yow boo leen woowee rek di nga mën a jot ñu ndaw ñëpp di nga mën a jot yeneen tailleurs yëpp comme fédération départementale la bu la neexee nga ne département de Kédougou am na ñu fédération ak feneen ak feneen. waaw mais yooyu noonu bu ko xeeb parce que doole la. ndax ñëpp dañoo booloo an ba te bu ñu boolewul yow doo mën a gis artisan yi di nga leen gis mais benn mais organisation yooyu foo ci dugg rek da nga fay fekk artisan yëpp te artisan yëpp ay àndandoo di jooy. mais li nga xam ne ni moo fi nekk di feebar bi vraiment gàllankoor liggéey yëpp defe naa xëy na am na ñoo xam ne nii ñoom defar na seen affaire xaw ma ndax ci artisan yi la am déet parce que gisuma ko ci artisan yi mais ci ñi nga xam ne gàllankoor na seen liggéey ñooñu lañ fi gën a gis lan mooy pexe pour jàppale leen au-delà de jox leen liggéeyu masque yi la pour tailleur yi. yéen programme de résilience économique et sociale bi gouvernement bi taxawal. pour ne jëm na ci wàllu social. jëm na ci wàllu santé d'abord pour defaraat structure de santé yi. jëm ci wàllu social pour jàppale nit ñi ci seen dundin mbir mi bañ a diis ci ñoom ak lu bari lu ñu war a dugal ci économie pour jàppale entreprise yi mais entreprise yi jëm na ci unité économique yu ndawaan yi. yéen bu njëkk yow patron bi. est-ce que gis nga sa bopp ci li président ne. salarié yi bu leen dàq bu leen ne liggéeyu ma mënuma laa fay est-ce que di nga wàccoo ak loolu digle boobu président wax pour ëllëg mën a am ci ndimbal li ci wàllu économie wala attanoo leen loolu. ñun kay attanuñu loolu. informel bi dikk na xam nga loolu. ñu daal attanuñu loolu mais dañ fekk artisan yi fi ñu nekk. mais Adja Thioro soo wàccoowul ak ñaan li président daal fi ñaan ne ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci yéen te weer wi jot. naam liggéeyoo leen waaye ñaan naa leen ngeen mainteniral leen li ngeen leen di jox weer wu dee wu ne wala yéen du ngeen liggéeyee ci weer wu dee ci lu ñu ñaw la ñu jox leen. loolu kay moom jaru wax lu ñu ñaw mais comme li nga wax noonu lu ñu ñaw la ñu yaakaar pour am léegi nag bu loolu la taxawee tëju lu ñuy am.
maanaam tey kon Sared maa ngi ñëw monsieur le coordonnateur du Mouvement parce que c'est important ñu wax ci. bu président ne maa ngi ñaan ñi yor unité économique yi entreprise yeeg moo xam yëpp ñii ñuy liggéeyal ñu bañ leen a yewi ci ne rek liggéey amul. dem leen toog comme liggéeyoo mënuma laa fay yéen attanoo leen fay salaire ci lu ngeen liggéeyul ci weer bi. mais fu ñu koy jëlee bu ñu liggéeyul fu ñuy fayee salaire bi du liggéeyuñu fu ñu koy jëlee donc day njëkkee ci yow sa bopp ak ñi nga yore. kon am na patron yoo xam ne ñoom ci borom atelier yoo xam ne ñoom seen bopp la ñuy xalaat waxuma la waxi apprenti yeeg. waxi ñi leen di ñawal waaw moo tax force solution gaaw am force solution gaaw am. kon programme de résilience économique et sociale chez le président de la République. xëy na mu ngi ñuy seetaan. parce que aussi ñi war a fay salaire yi bu fekkee ne ñoom seen bopp ñoo toog di yuuxu ne ñoom xëy na lu ñu dépensé la ñu amul parce que unité économique yi aussi baax na. entreprise yu mag yi ñoom xëy na bëriwuñu problème wala boog mën nañ ko bañ a teel a yëg ci weer yu njëkk yi. parce que am na ci entreprise yoo xam ne xëy na bu ñu demee ci banque sax mu lebal leen ñu avance ci salaire yi mais unité économique yu ndaw yi. yi nga xam ne lu ñu liggéeyul mënuñu koo fay ñooñu jar nañoo bàyyi xel te résilience économique bi aussi du lu ñuy dàqe fii ak ñetti weer tàmbali ko ñu baral ko mu gën a ruus ci unité économique yi monsieur le coordonnateur ñii sa secteur lañu. li mu wax dégg nga ko quand même yow di xel mun na koo nangu ci ne déet man lu ñu liggéeyul mënuma koo fay donc faussé na déjà demande bi nga xam ne président def na ko ci ne ñi doon liggéey te doon wàccee ak salaire fin du mois. na leen njaatige yi jéem a fay rek li ma leen di dimbalee mu ngi ci yoon bi mu ngi ñëw. xaw na faussé déjà. waaw loolu kay foog naa ne moom wax na ko ñooñ bokkuñu ci ki di yeewu ki nga xam ni dañ ko ni bul yeewi mooy ki yeewoon mais ñoom mosuñoo yeewu. ñoom parce que seen activité ni mu dundee moo tax mënuñu ci wax salarié. donc secteur informel bi ñu ne 90% des actifs ci informel bi lañ nekk. ñooñu Sénégal mën nañoo nangu. ni kon dugguñu ci. schéma bi nga xam ni ci le président wax ni waaw ku amul bu kenn dàq salarié. te ñu ne 90% actifs yi ñooñu la. waaw bu ñu nee bu kenn dàq salarié. xam nga salarié Sénégal yaa ngi dégg moom nga non man secteur bi ma nekk moom laa xam ay réalité moom laay waxal. tey pour nga gis unité man du ma leen woowee sax entreprise. mais unité de production lay doon. parce que entreprise dafa am ay chartes yu ñu ko teg dafa am nu muy doxee. mais boo ci xoolee atelier yi ñuy woowee atelier yu ndawaan yi amul kenn ku ci am capacité wu jël ay salariés souvent dañu liggéey en fonction commande yi ñuy am bu ñu amul commande xëy suba teel ñu ne la toogal sa kër. y compris même chef d'atelier bi nga xam ni moo fa nekk. ndax problème bu ñëwee ci kawam lay njëkk a dal. donc loolu mooy réalité secteur bi donc il faut que ñu am dispositif boo xam ni dafay xaw a conforme ak réalité boobu je crois que partie boobu ci 4 milliards yi ñu wax ni moom la ñu orienté vers le secteur informel et vers l'artisanat foofu ci la ñuy wut ay disposition yoo xam ni dinañ leen ci mën a accompagner pour l'heure ce qui reste une urgence. Saloum mais bu ñu la xante parce que aussi yëfi ñaar la. li état ñaan pour mu warloo ak yow ci ndimbal loolu aussi mooy li mu la ñaan ba pare vraiment ñu bañ a naxante. li président de la République wax ci ndimbal li mooy entreprise yi wàccoo ak li mu leen ñaan ba pare la après mu warloo ak ñoom. mais bu fekkee ni nit ñi aussi yewi nañu ñi ñuy liggéeyal. ñi leen di liggéeyal. xëy na ëllëg mënuñoo taxaw ne nguur gi dimbali maa ngi xaar ci yow ndimbal. waaw mais mooy li ma wax xam nga réalité secteur bi la xam nga ki ngay mais loolu est-ce que mën nañ ko di sooxee rek tout le temps ne secteur bi secteur informel la te ñu nangu ni 90% des actifs ci la ñu nekk. ñoom. may wax xëy na état am na part de responsabilité ci teg ay dispositifs d'encadrement te boobu ba léegi ñoo ngi ci liggéey mais bu fekkee ni ki nga xam ni aussi moom la ñu war a encadrer moo war a def effort wu formaliser wu. tamit. am na ci part de responsabilité mi ngi koy wax ci organisation professionnelle c'est vrai que lim na fi ñu bëri ñooñu ñëpp fu ñu fa dem gis fa acteurs yi mais dispersion boobu tasaaroo boobu mooy tax état di am jafe-jafe liggéey ak secteur bi wax nga ko CONAMAS CONAPAS ñooñu ñëpp amuñu bi ñu leen créé ak léegi matul ñaari at te ñi fi newoon ñu ngi fi ba léegi donc du renouvellement te loolu ñoom bu ñu koy def duñ ci bàyyi xel. ñàkk déggoo la seen biir rek ñu wax ko. mais loolu lay niróol. parce que bu fekkee da nga ni
at bu jot ñun ñu jot ñaar wala ñetti organisation yu bees organisation yi leen jiitu ñu ngay continuer di dund. nga tegaat ci xoolal ci rythme boobu fii ak juróomi at fu ñu jëm te c'est les mêmes acteurs ci ngay gis ci yenn organisation yëpp man proposition bi ñu leen njëkkoon defal dañ ne woon da ngeen di liggéey ba nga xam ni filière bu ne dina am une fédération forte mu doon interlocuteur u état bi du tere seen association yu ndawaan yooyu ngeen continuer di ci nekk ndax yéen a xam leen ci dugg mais bu projet jotee wala wax ak nguur jotee yéen ñëpp ngeen tënku ci baatu fédération bi nga xam ne moo nekk seen filière bu boobaa yéen da leen di noppal état mais maa ngi ko xam rek ci exercice bi ma doon def pour réunir donte réuniruma ñëpp dañuy jël ay fédération phare mais kii day jaar nii kii jaar nii te ñoo bokk secteur bi mooy li ma la doon wax xëy na keroog réunion boobu ñëwuloo mais bi ñu waxee ni nañu jël pour liggéey bi gaaw ndax situation urgence lañ nekk nañu jël coupe beeg yëpp jox ko ñi nga xam ni am nañ équipement du ñu toujours ay semi industriel am na fi ay organisation yoo xam ni am nañu membre yu am unité bu mën a def loolu mais dañu di déedéet donte xam nañ ni mooy tax liggéey bi gën a gaaw parce que tamit coupe boobu dafa am coût donc bu ñu leen di fay dañ ci dénne coût wu coupe bi mais ñii dañ jaar ni ñi jaar na le pour nga trouver un consensus ba nga xam ni parce que bu acteurs yi bëree rek souvent consensus day jafe loolu mooy te li xew ci secteur textile bi moo xew ci yeneen moo xew ci menuiserie xew ci feneen. sa secteur sa xarit xam naa moom nga bëgg a jëw ma sekk moom dafa bokk ci ñi njëkk a nand yëf yi. waaw moom sama xarit la moom vraiment te xam naa ni doomu aadama mënul wax projet mobilier national ci Sénégal te doo ko tudd ndax lim ci jéego yi mu ci def waaw loolu moom lu ñu mën a wax it nañ ko nangul loolu. donc loolu vraiment mooy difficulté première bi pour organiser secteur bi. léegi nag boo bëggee liggéey dans l'urgence ci secteur bu organisé wul la fa nekk rek ci loolu ngay sukkandiku parce que mënoo situation yu mel nii indiwaat il faut que ngeen organiser wu boo gisee ñoom fédération yu ci bëri ñu defar ay unités yoo xam ni lépp lu ñu leen jox ci commande ci projet bi fa lañ koy defee loolu moo indi parce que dañu ne exigence su hygiène bi ak sécurité masque bi moo ko laaj pourtant bi ñu ko bëggee dañ ci adapté wu ñoom ñëpp man keroog sama équipe technique bi ñu ñëwee foofu dañ ne ma non vraiment li ñu gis fële macha allah te fi ñu wër yëpp loolu lu ñu gis donc effort bi mun na am mais encore une fois de plus bu fekkee ni at bu jot ñaar wala ñetti organisation yu bees ñëw juddu ci kaw ñi fa nekkoon te ñee fa newoon deewaguñu saa waay non organisation bi lay wax non xaaral ma expliquer maa ngi jégalu non mais c'est vrai non organisation bi bañ a dee rek nañuy continuer rek na ñëpp di continuer rek parce que organisation yi bi dañ mujj dem deel xool danañ dem ba ñun ñëpp dañuy organiser doon benn bloc fédération nationale des tailleurs amul tendance déjà amul ñu lay tendance lu ñuy tendance ñun ñëpp ay artisans lañ tendance parce que ni muy wax organisation yi chaque 6 mois organisation juddu xëy na. mais ñun ñëpp ay artisans lañ. ñun ñëpp ay artisans lañ léegi ci li nga xam ne organisation bu mag la. sur le plan national te ci tailleur yi la nekk. mouvement des tailleurs du Sénégal organisation bu mag la ci tailleur yi la nekk. fédération des tailleurs du Sénégal organisation bu mag la ci tailleur yi la nekk. association des FEDAP sax doonte départemental la mais bu mag la. waaw Pikine quand même ci li association des couturiers du Sénégal ci tailleur yi ñoom la nekk. am na association des maîtres tailleurs aussi des couturiers. et artisans du Sénégal CCAS suñu mbokk xarit Sadia moo ko jiite. voilà donc mun naa ci lim vraiment filière bu nekk mun nga ci am fukk wala fukk ak juróom yoo xam ne ku ci nekk day wax ni kenn gënu ko légitime pour wax ak état c'est compliqué. Adja Thioro waxtu waa ngi jëm. pour nga jàngat ci njeexitalu jàngoro ji am quand même ci seen secteur mais bu may wax seen secteur dama ko yaatal ci artisanat. parce que wax nañ ni mooy moteur. artisanat ak secteur informel mooy moteur économie bi. mais est-ce que mën nay continuer rek di dox ci informel ñu bañ a structuré wu di rek def saay boo xëyee lijjanti li ngay ñaw ëllëg nga tàmbaliwaat est-ce que amul jéego yu ngeen war a def. bien sûr ñu ngi ci jéego yi sax ñu ngi ci jéego yi parce que fi mu ne nii. xawul yéex artisan non ñu ngi ci. artisan boo ci fëgg rek mu ngi carte artisanat. waaw mais xam nga te koo ci laal mu ngi nii ne mu ngi réseau commercial. waaw d'accord mais jéego yi war nañ ko def ba ci formalisation bi mooy mu am bu ma la fëggoon tey ne la daaw ñaata chiffre d'affaires nga wax nga mën ko wax waa fisc waa impôt te doo ci ragal
looy fay mën a wax salaire yi nga xam ne nii moom ngay fay en tant que patron parce que aussi di liggéey loo nit weer wuy dee xamul lu mu war a yóbbu këram nga wékk ko rek ci ça dépend ci li nga liggéey en tant que chef d'entreprise boo xam ne ni war nga am projection war ngay mën a leb ci banque sax pour fay ay salaire ci weer yi nga xam ne neexul ndax am na weer yoo xam ne nii ci la xew yi gën a bari weeru tabaski korité xam nga li nga ciy liggéey bokkul ak li ngay liggéey ci weer yu neexul yi donc loolu aussi chef d'entreprise lu mu war di bàyyi xel la ñu ngi koy bàyyi xel mais ñun chef d'entreprise bi tey gat comme di ñuy ëppale parfois salariés yi bëri na ndax yow xam nga li naan ñàkk wër sa weesu nga xam ne nga xam am par weer ñu ne bul xam mënu ñëw estimer lu ñu am par weer mën ñu koo natt mën ngaa de weer bi am naa 200 000 bii di ñëw nga am 1 million bii mën ngaa am 200 000 bii di ñëw nga am 1 million moo tax ñu ñuy liggéeyee ñun kun ci gën a pousse état jàppale ñu rek ñun dañ ci dund. jàppale bi rapidement ñu jeexalee foofu jàppale bi concrètement programme 4 milliards yooyu muy wax mu gaaw jox artisan yi ndax fi mu ne nii. mais loolu dégg nga la ci tëj bi metti na ñëpp a ngi tëju seen kër yi. mais loolu état bi dafa ne ngeen jàppale ko ba pare mu doon leen a jàppale. ñun dañ ko jàppale parce que artisan yëpp a dajale valeur 3 millions 600 et quelques jox leen. foofu la seen doole toll. waaw. bari na sax day wax dëgg. dompat sax ci sot la bokk. dompat sax ci sot la bokk. ñëpp dañoo boole joxe comme ñëpp contribuer comme ñëpp toog nag di xaar revenu état na gaaw nañu jàppale. programme boobu muy wax pour jàppale artisan na gaaw ku ñuy jox ndimbal ca ba muy teel lu gaaw rek. na gaaw ñëw daal bala Saloum yow la ko wax de. waaw man la ko wax waaw ñoo ngi ci xam nga loolu yëpp. sama am transparent jox rek. programme gouvernement bi la. consensus moom Sénégal gi ñu toog foog naa ni am ko fi dina jafe boo xoolee li ñu jot a sumb sax voix yaa ngi jóg discordante ku nekk di wax ni nga ko interpréter. donc li ci am solo pour man mooy lii nga xam ni xew na tey. ñu am ci ay jàngat. ci gérer urgence bi. am ci ay jàngat ci après Covid 19 bi. te loolu it ñi ngi ciy liggéey ak sunuy partenaires. bu yàggul rek dem naa fi ak DER visiter ay installations yu ñu jox au niveau du port yu 3 hectares yoo xam ni nee na ma lépp loolu leen fi am ci projet structurant ñëwal ñu liggéey ci parce que xam nga àdduna processus la. semi industriel yi ngay wax nii ñu ci bëri ci benn atelier mbedd lañ commencé woon. waaye àdduna jamono di dox ba yàlla dimbali leen ñu egg étape boobu. je crois que képp ku ci nekk ci atelier mbedd comme ni ñu koy waxee entre guillemets loolu nga war a am comme ambition. am na yu bëri yu ñu ci jot a def ci yeneen dispositif yu mel ni projet mobilier national dama koy joxe exemple rapidement rek. ndax bi ñu koy jël 2015 benn entreprise artisanale moo daan gagné marché wu mobilier de bureau état. ñu egsi ba 2019 ci 187 millions ba 1 milliard 465 millions. donc c'est possible. mais c'est possible ci kaw. ñu nangu aussi def effort génn ci informel boobu ci ni ñuy liggéeyee ak ci ni ñu koy tënkee xam nga waxaat nga ko ñu ci bëri loolu la ñu wax dañu foog ni bu ñu demee wut ni ne ak registre de commerce rek formel nañu te loolu mooy première étape bi après ci ni ngay yoree comptabilité parce que yooyu yëpp boo bëggee dugg ci état marché état ñi ko fiy gagné yëpp foofu lañ jaaran man ñu bëri dañ daan wax naan xam sa capacité li ngay liggéey ndax am relation sax ak banque ak yooyu yëpp encore une fois ak organe de microcrédit yi sa état joxewul marché xam nga lu tax joxewul marché moom day def ne lii laa yor defar cadre defar cadre bi teg ku ko bëgg a am lii ak lii ak lii ngay def mais ñi ko def ñëpp ay sénégalais lañu génnul ci ñeneen te dafa transparent ndax lu ci nekk dañ koy publier loo ci publier wul lu mel ni DCMP wala ñeneen ñi dal sa kaw man am na fédération tailleur yu ñëwoon sama bureau jóge Pikine di ma wax dañu gisuñu seen bopp ci kii bi man leen waaw parce que mënuloo nekk tam Pikine man ma jóg yow wax nga ni mënuma ko sax. entreprise wala atelier bu nekk ma dugg fa ne la lii mooy commande publique. xanaa boo seetee FEDAP rek xanaa li nga war a matal. voilà machine la ñu waxtaan ci ñeneen ak noonu. mais bi ma leen waxee loolu ne leen nag da ngeen di commencer seen dëkk
yéen a ngi ci benn commune seen doom yi dañuy jàng scolarisé wu fa ñuy jàngee ñi ngi sol ay tenues di ko commandé mais yéen góorgóorlu leen ngeen defar tenues yu ndaw ci li ngeen mën dem ca ñay jënd commande yi ne leen suñuy doom a koy sol ci dëkk bi lañ bokk lii mi ngi nii ñun ñoo ko defar balaa ngeen di jël marché bi di ko jox ñu dëkkul ci commune bi ñun ñoo ngi ci commune mën nañ lii mais 2 ans après dañu dellu si ci man ne ma finalement maire bi woo nañu jox nañu nangam ci tenue yi donc yooyu ay initiative personnelle la yoo xam ni boo ko impulsé après ku la ci fekk dafay yomb mais boo toogee ni gisuma dara nekk ba fongale mi ci benn atelier bu ndaw day jafe pour état bi dem foofu di ngeen ci góorgóorlu di ngeen ci non ñoo ngi ci sax saa lu muy wax de ñoo ngi ci de fekk nañ ci bu baax a baax ñoom nañ fexe ñu ànd kii atelier yi ndaw yooyu ñuy wax naka la ñuy def ba accompagner leen parce que borom magasin boo gis bitu mbagg lañ xam ne yéen it yéenay seen i représentant yéen it na ngeen dox ba artisan borom atelier yi ndaw ndawaan ni gis seen bopp ci ni ngeen leen di représenter loolu tam beneen wax la ci loolu lañ nekk moo tax ñuy kii dajale gars yi di leen iti di leen parce que bu ñu deful benn association boo xamante ni comme ni ma ko wax rek mënu def porte à porte bu ñu deful benn association ñu ñëw ñu mën cee gis suñ ba boo toogee sa coin rek di leen xaar du saa ma la fay fekk chaque jour ñu wax leen ko ñëw leen ci lañ nekk ñu ngi ci bu baax a baax di xëcc gars yi nekk ci atelier yi yëpp pour ñu nekk benn kuréel boo xamante ni bu ëllëg bu état buy wax ak ñoom kenn rek lay waxal ñëpp jot ci te incha allah dina mën na nekk te luy nekk lay jaacoro def ko comme mbëri du émission lamb waaye xam naa ne organisation professionnelle boo nuyuwul gars yi la yabal moom boo demee ñu saxatoo la ay ca waaw maa ngi njëkk si sama waa fédération des tailleurs du Sénégal du nuyu sama secrétaire général Massamba Sylla sant boobu moom baaxul waaye Massamba Sylla du nuyu Aminata Fam sama trésorier du nuyu femmes yi fa nekk yëpp waa fédération yëpp jël naa nuyu teg ci Massamba Sylla di nuyu waa Konamas waa FEDAP waa Senas waa ñëpp mboolem artisan Sénégal jeex na waa MTS nuyu naa ñëpp ñu nekk ci organisation professionnelle rek nuyu naa leen te di nuyu ñi ci région yi te ngeen gaaw nag gëstu waa région yi ñoom tamit ñu ngi ñuy laaj ndax ñun Dakar rek ñooy ñaw yéen nuñ ñun boole ñi nekk ci région yi ñu ngi ñuy laaj toujours te ñun mënuñu sax génn fii dem Thiès ndax dañ ñoo ci lañ bokk am nañ ko tax Saloum yow nuyu nga waa ONP Bois di nuyu tamit sama jëkkër bu baax maa ngi nuyu sama jëkkër Moussa Dramé tout le monde merci jërëjëf dañu doon jàngat rek ci wàllu masque yeeg surtout taxawu artisanat bi nga xam ne mooy artisanat local bi vraiment am na lu ñu mën ci jéego yi sénégalais aussi bu ñu waree am masque defe naa ne ñoom am nañu ci wàllu bu rëy rëy te wax nañ ni masque yi rek moo mën a sauver nit ñi tey ñu gën cee sax taxaw ci gën a góorgóorlu te farlu bu yëf yi law ndax cas communautaire yi moom ci suñu biir kenn xamul ñu nekk suñuy masque ñun dañuy sol dañ ko soloon dañ koy solaat léegi ñoom sax ñu ngi ko gàll nii gis ngeen ko jërëjëf ba suba beneen jotaay incha allah point corona fii ci télévision Futurs Médias